asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci studio iRadio ITV bu groupe E-Media Invest di am mbégte di waxtaan ak yow bëccëg bu nekk bu heure bi jotee di tamit dalal ay kàngam ñëw fii ci studio bi di waxtaan ak ñu xew ci réew mi li xew ci réew mi kenn du leen ko nattali ndaxte ñëpp gis nañ démb maanaam li xew ci réew mi mooy arrestation kii di Ousmane Sonko leader Pastef te di ci topp violence yi ci topp xale yi dugg ci magasin yi toj. sàcc bagage yi ñii ay ceeb yóbbu ñii ay saaku réseaux sociaux yaa ngi bëri image xamante ne wan na ko wan na benn xar kanam bi nga xamante ne Sénégal gëjoon nu am fii yi mel noonu moo tax nag tey ñu woo ay kàngam di waxtaan ak ñoom te ñoom dañoo jóg pour bëgg jàmm ñëwaat ci réew mi bëgg dal ñëwaat ci réew mi kii di président cadre unitaire des musulmans Cheikh Tidiane Alamine mu ñëw fii teew ak ñun di waxtaan ak ñoom ñu ngi xaar si kanam tuuti Mame Matar Gueye bi nekk Jamra te nekk collectif bi xam ne pour la sauvegarde de la paix civile moom tamit joxoon na kàddoom ne woon na mu ngi ci yoon bi di ñëw pour ñu mun waxtaanee loolu Cheikh Tidiane d'abord dañu bëggoon waxtaan ak yow li ñu gis démb li xew ci réew mi ban njàngat nga ci am. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Alassane ñu ngi leen di nuyu mbokki auditeurs yi. di rafetlu invitation bi ngeen ñu invité di massaw d'abord sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi ci ay jafe-jafe ci wàllu mbas mi rawatina li nga xamante ni moo fi xew démb muy ay manifestation yoo xamante ni am nañu ci am ay gaañu mën na am waaye am na ñoo xamante ni seeni alal mën nañ cee am luñ ci faagaagal di leen massaw Sénégalais yëpp di ko ñaawlu ndax violence musul am mucc ci réew ñun peut-être mënuñu wax ci turu kilifa diine yi ndax ñun seen gannaaw la ñu topp tey dama fiy ñëw en tant que peut-être société civile laa mën a tuddee des religieux nga xamante ni dañuy jéem di xool naka la ñuy mën a fexe ba jàmm sax ci réew mi nit ñi gën a mën a saafantu suñu kàddu googu kon ci foofu lañ koy mën a jibal di ko condamner ndax violence amul njëriñ ci réew waaye it di ñaax ñi nga xamante ni ñoo ko seq muy way politique yi di leen woo à la raison ndax man du ma dugg peut-être ci fait yi nga xamante ni moo tax li am ndax loolu mi ngi ci wàllu yoon waaye am na wàllu politique boo xam ne dal na ko mu nekk ci gannaawam te loolu nag bu amee dafay jaadu ñi nga xamante ni ñoo daan addu muy kilifa diine yi wala ñi nga xamante ni dañuy addu te seeni mbëbët yëpp jëm ci jàmm sax ci réew mi dafay jaadu ñu dégg seeni kàddu tey moo tax ñu ñëw fii di ñaaxaat mbokki jullit yi di ñaaxaat Sénégal di ñaaxaat citoyens yi tout court ñu dellu si waat à la raison mais aussi di attirer attention politique yi ne que réew mi dañ ko bokk ak seeni nawle te bu amee loo xamante ni ay jafe-jafe la dinay jaadu ñuy toog di ko waxtaane bu fekkee ni nag mënuñoo trouver solution dafa am loo xamante ni moom la démocratie jagleel réew mi moom la démocratie jagleel askan wi muy pouvoir bi nga xamante ni moom la am bu juróomi at yu ne wala juróomi at yu ne bu amee nit ñi dem la nga xamante ni mooy seen wareef ñu def ko mooy tànn ka nga xamante ni moom la ñu ci bëgg a teg ci réew mi loolu mooy seule alternative boo xamante ni moom la askan yu may politique yi ñu koy taxawee bi ci des mooy li nga xamante ni mooy violence ñun en tant que jullit mënuñu ko cautionner ndax Allah subhanahu wa taala moo ñu wax ci alquran wa taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum xaassa fitna daf ñu koy moytuloo ndax bu jógee du dal ci ña nga xamante ni rek ñoo ko yëkkati woon wala du dal ci ña nga xamante ni rek ñooy ñi nga xamante ni ñooy way def katu ñaawteef yi ki nga xamante ni yoonam nekku ci mu yoree butigam
dina ko yëg, ki nga xamante ne dara nekku ci muy dem di liggéey dina ko yëg te nag réew mi dafa baal ma ne baat bi dafa xaw a pour tey je comprends. réew mi tey dafa nekk réew moo xamante ni dañu nekk ci ay jafe-jafe mu nekk jafe-jafe mbas ñu waroon jël suñu énergie yëpp canaliser ko ci li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi fii wàcc jafe-jafe mbas ànd ak jafe-jafe koom tey booy xool société yi am na ci ñoo xamante ni surtout ñi nga xamante ñi ngi yëngu ci wàllu tourisme ñi ngi yëngu ci wàllu hôtellerie ñooñu ñëpp tey ñi ngi wàññi seen ay nit ñi nga xamante ne ñi ngi yëngatu ci yeneen i fànn secteur d'activité ñi ngi ci nekk ay jafe-jafe ñu war a nag taxawaat li ñuy wax résilience maanaam mën a faagaagal li nga xamante mooy jafe-jafe yooyu impact yi nga xamante ne Covid bi am na ko ñu war a boole suñuy doole ngir gën a mën a am taxawaay boobu mu amaat beneen contexte bu jafe bu am ci sous-région bi. muy contexte violence boo xamante ni gis nañ ko boo demee dëkku mel ni Mali boo demee dëkku mel ni ci pays des G5 globalement ñoom ñëpp ñi ngi nekk ci ay jafe-jafe ak terrorisme beeg ak li nga xamante mooy ay rébellion ñu gis la fa xew ci Casamance fan yi ci gannaaw armée bi am ay taxawaay yu mu fa am yooyu yëpp mu nekk ci contexte bu jafe suñ ci bëggee tegaat yeneen i ay ñaawteef yoo xamante ne day tegu ci ay nit ñi foog naa ne perte d'énergie lay doon donc tey autant ñi nga xamante ne ñoo nekk ci nguur gi ak ñi nga xamante ne mooy way fipp yi dañ way opposition dañ leen di ñaanaat ñu delloo si seen xel ngir wax xam ni réew mi kat moomuñu ko ñoom donc réew mi ay politique ñoo fi nekk ñu dénk leen suñu kàddu waaye nag bu mbir amee dañuy jëlaat suñuy droit jëlaat suñuy responsabilité xam ne li mu benn mag daan wax naan ñun mënuñoo daw bàyyi fi réew mi mënuñoo dem na mu ko daan waxee ci reetaanlu naan ànd ak suñu doom ak suñu oto ak suñu xaj daal di daw dañuy obligé bu jafe-jafe am ci réew mi ñu toog waxtaane ko bu fekkee nag gis nañ ni que am na ñoo xamante ne dañ ñoo bëgg dugal ci góota goo xamante duñ ci mën a génn ñu taxaw ci temm ndax diine moo ñu sant ni bu fekkee ni am nga loo xamante ni mi ngi nekk jafe-jafe boo ko mënul a dindi ci sa loxo nga dindi ko ci sa làmmiñ soo ko mënul a dindi ci sa làmmiñ nga dindi ko ci sa naqarul ko sa biir xol kon ñun tey taxawaay boobu lañ ci am en tant que religieux di naqarul li nga xamante am na fi di nag ñaan ñi nga xam ne ñoo ko seq di ñaan aussi sénégalais yi ñu am aussi raison garder bañ a daanu ci piège yi nga xam ne moom la ñu politique yi bëgg a dugal. waaw mi nga waxal loolu la nit ñi gis nañu jafe-jafe nga wax yi maanaam mbas mi crise économique bi am na mi nga wax sànq ñu bëri ñàkk nañu seen liggéey tourisme bi nërmelu na ne nañu am na pratiquement plus de 1200 entreprises yu ndaw xamante ne am nañ jafe-jafe ñi ngaa ngi chômage jàmbeeg dëkkalante bi mu ngi continuer di jafe gis nañu violence bi am démb ci yoonu Dakar yi ñu attaqué ay magasins Auchan Carrefour ak yooyu mais xale yu bëri dafa ñu kaas rek dañoo dugg ba ci biir jël lekk yi ñu jël ay saaku ñay bonbon jël yóbbu ko def genre pillage loolu dafay lu muy signifier en profondeur dafay signifier ñi xamante xëy na ñu ànd ci manifestation bi du manifestation xëy na moo leen yitteel xëy na ñoom dafa am yeneen dañuy wut. waaw moom lay wax sànq rek day wane malaise bi nga xamante ne am na ci réew mi ci ndax d'abord contexte bi ñuy dund muy contexte jafe-jafe mais aussi ñëpp xam nañ ko événement yooyu bu amee ñi nga xamante ne ay ñi naan am nañu bu ñu gàmm am nañu ras dem dañ ciy profité waale ngir defaale ay ñaawteef te loolu nag day nekk ci responsabilité ñi nga xamante ne ñoo yëkkati fitna bi. muy ñi d'un côté comme d'un autre. man damay wax toujours damay wax ni mbir mi. ñoom ñëpp voilà ñi ko seq ñoo ñu dugal ci problème bu mel nii te loolu nag war nañu responsabilité nguur la c'est vrai bu fekkee ni dafa am loo xamante ni jafe-jafe la wala boog li ñuy wax la légitimité de la violence kooku nguur moo ko yore dëgg la waaye nag day nekk ci loo xamante ni aussi dafay jaar yoon maanaam mu war a rétablir l'ordre ci loo xamante ni jaar na yoon du ma dugg nag ci li nga xamante ne ay détails la man tey li ma ci tax a jóg surtout mooy ñu xool yan anam la ñu mën a teg ngir mën a jàmm dellu si ndax dañuy faral di wax ni toujours bu fekkee ne religieux yi dugg nañ ci benn problème ñuy wax ne pourquoi ñu dugg ci ndax waaye dañu war a toog seen i jàkkaak seen i toog seen i citoyen voilà mais dafay am foo xamante ne fu ñu fa tolloo c'est des citoyens dañuy am seen exigence diine moo leen di exiger sax ñu participer ci seen vie sociale donc tey
am na jafe-jafe yu am ci réew mi nit ñi profité nañu ci jafe-jafe yooyu bi nga xamante ni jóg na ñu ñëw taxaw ngir jël def ay pillage dugg ci ay surtout ay magasins yi nga xamante ne yoo nga xamante ne dëkkuñu fi ñoo ko moom muy ay Total maa ngi def tuuti publicité ay. Auchan ak Auchan loolu bon ñun duñu. en tant que mais conséquences yi mooy ñi fay liggéey ay sénégalais lañu. ay sénégalais dinañu ñàkk seen liggéey ndaxte bu ñu pillé maanaam magasins yi ak station yi ñu tëj sénégalais yooyu doon liggéey foofu ci kër yi la ñuy dugaat mooy suñu rakk suñu mag yooyu ñoo fa nekk ñoom ñooy ñàkk seen liggéey. mais du loolu kese ay distributeurs lañu am na Sénégal yu ñàkk seen liggéey mais société bi nga xamante ne day jaay ay produits am di ko yóbbu ci foofu da ci am impact. taxes yi nga xamante ni kooku foofu mënoon na cee génn ca lañ fay jaay day war a duggaat ci kees état bi day am lu ci wàññeeku maanaam lépp chaîne lay doon boo xamante ni ay jafe-jafe lay indi ci réew mi doon ak kii dëkkul ci réew mi dafa indi affaire entreprise am war nañoo bu amee problème ñu dem yéeg ci kawam wala nangu la am fa am déedéet kooku dafa am loo xamante ni am na taxawaay ci réew mi ci wàllu taxe yu muy fay ci wàllu ay liggéey nit ñi muy liggéeyal ci wàllu ay partenaires am ñi nga xamante dañuy liggéey ak ñoom ay sociétés yoo xamante ni ñii ay prestataires lañu ñii ay fournisseurs lañu ñooñu ñëpp am na lu muy wàññi ci seen ay marché donc dafa am loo xamante ni réew mi yëpp lay laalandoo économie loo ci laal rek day laalandoo réew mi yëpp kon tey war nañu aussi c'est vrai état foofu aussi am na ci responsabilité bu amee cas yu mel noonu mu protéger ñi nga xamante ni ñoo yore économie. xoolal mel ni journée bu mel ni démb 80% de l'économie à Dakar presque paralysée à partir de midi ñëpp tëkk nañu seen ay magasins dem manque à gagner la pour société yi manque à gagner la pour boutique yi manque à gagner la pour état bi li nga xamante moom lay am loolu dafa nekk loo xamante ni ñëpp lay am surtout nag ci contexte bi nga xamante moom la ñu dund nii muy contexte Covid bi donc war nañu dellusiwaat xel yi ngir éviter vraiment situation yu mel nii ay situation insurrectionnelle yoo xamante ni doo xam fu mu jëm au début gis nga ni ñu doon wax benn problème de privé la ñu doon wax ñu dem ba si yàgg dugal ci ay relents politique day dem ba mu jig mu nekk sax un problème social boo xamante ni kenn dootul xam fu mu jëm léeg-léeg nag mu am ñu ne way religieux yi waroon nañ ci wax ci njëlbeen ba nangam way bu ñu demee dañuy bàyyi ba mu tàkk ñu doog ci wax mais dafa am benn mag buy wax ne bu ñuy fobeere buy taw kenn du fobeere te religieux yi dañoo am responsabilité boo xamante ni bu ñuy wax en général surtout suñu kilifa yi bu ñuy wax peut-être ñun mën nañu nekk ci micro yi di ci télé yi rajo yi di wax mais suñu kilifa yi ñoom bu ñuy dox ci jàmm suuf dañuy dem ci suuf am na ay problèmes yu bari yoo xamante ne la koy résoudre ma nga ci diggante ci benn saalu benn kilifa lañ ko résoudre waxtaane ko mais du ñu génnaat ci mbedd mi naan def nañu nii ndax loolu ñoom seen cër mooy rafetal seen cër mooy am taxawaay ba fañ ko war a defee mais du ñu génn ci mbedd mi di ko wax kon nag kilifa yi ñi ngi wax kilifa diine yi ñi ngi wax kilifa diine yi ñi ngi ciy addu waaye fa ñu war a waxee la ñuy waxee kañu war a waxal lañ ciy waxal Mame Matar ñu ngi lay nuyu nga baal ñu ak xëy na circulation bi moo xaw a xam waaw dañu bëggoon xam rek yéen foo leen toll ci maanaam ci négociation yi ngeen doon def pour jàmm bi ñëwaat ci réew mi parce que seen démb li xew ci capital bi doy na waar trop parce que yàq yi bëri nañu ñu bëri yàqule nañu économie bi nërëmeelu borom magasin yi nekk Auchan ak Total ak yooyu ñoom seen liggéey yàqu na te ñu fay liggéey ay Sénégalais lañu te bu ñu amee foofu dara ci kër yi lañ koy yóbbu. waaw d'abord di jéggalu mbooleem auditeur i télé ci sama retard ci photo Alsane parce que invité woon dama démb à temps waaye nag mu fekk ñu guddee tëdd lool. ndax raison yi xam nga ko fii fitna dëkk bi toll te kenn amatul droit banque sa loxo ne sama yoon newu ci. waaye itam dinaa beral nuyoo suma kilifa Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amin di jaarale ci moom nuyoo à l'ensemble des responsables du cadre unitaire de l'islam. waaw ñun suñu taxawaay nag Alsane du ma tàyyi di leeral ni. du copte wala waane di bëgg am kàddu gu ñu yëkkati sur le dossier judiciaire nous n'en avons pas la compétence ñun du ñu ay avocat du ñu ay juge du ñu ay magistrat suñu taxawaay du dara dul ak caada ak tradition boo xam ne mandarga la Sénégal saa wu fitna amee te yoon di ko lijjanti toujours depuis que le Sénégal est Sénégal parallèlement am na ay bonne volonté yu sol seen dàll di dox tànku jàmm pour limiter les dégâts
xëy na yi ci gën a fës rek mooy les événements de 62 il est vrai que Mamadou Dia tegoon nañ ko loxo mais terewul ca beneen wàll ga Thierno Seydou Nourou Tall Mame Abdoulaye Sy Dabakh sol nañ seen dàll pour limiter les conséquences yi mu naroon jur ci wàllu fitna au niveau social. Et tout récemment sa confrère Madiambal Diagne ci nguur Ablaye Wade bi ñu ko tegee loxo di ko tuumaal diffusion de documents administratifs classés confidentiels terewul de côté mon propre oncle bokk ak suma yaay ndey ak baay Alaaji Bassirou Diagne sol na dàllam parce que doomu baayu Madiambal Diagne la ngir dox ci tànku jàmm ndax woyefal fitna yi. Et tout à fait récemment sa confrère Cheikh Yérim Seck lii ñu tuumaal te Ousmane Sonko moom am na lu mel noonu lu ko daboon ci nattu suma nijaay moo ma yónni ne ma demal nga seeti ko camp pénal en mon nom ne ko na xelam dal ñun ñu ngi dox ci suuf kon Sénégal dafa yàgg bindoo noonu kon suñu tànk yi du leneen lu dul loolu et bi muy juddu nag y avait pas de calcul c'était spontané comme ce studio bi tey rek émission bi jeex rek ma daal di génn beru ak sëñ Abdou Aziz Sy ne ko daal nañu jéem a xool sëñ Cheikh Tidiane Sy nañu jéem a seet ni ñu mën a def pour waslu ci yàq noonu la demee Walfadjri la woon émission bi jeex rek hors plateau ñu taxaw man Abbé Jacques Seck imam Youssouf Sarr ak l'imam consultant Cheikh Tidiane Diop ne bu ñu yem ci théorie rek qu'est-ce qu'il faut faire alors séance tenante nañu créer commission bi tuddee ko collectif des religieux pour la préservation de la paix civile waaw ñu ne nag comme que Sénégal dafa am aada bu ñu tuddee le droit d'aînesse te yàlla dogal na Abbé Jacques Seck avec ses 87 ans et yàlla na yàlla yokk fanam moom mooy le doyen d'âge ñu daal di ko ñaan mu nangul ñu nommé ko coordonnateur c'est ce qu'il a accepté alors immédiatement nag dès le lendemain rek ñu daal di tàmbali dérouler suñu programme bi nag c'est pas compliqué une médiation ne peut être crédible que si elle se situe à équidistance des parties en conflit booy dox tànku jàmm balaa muy mun a mucc ayib ñu bañ la jàmm fenn da ngay tëdd njaaxanaay moo tax ñu ne dinañ seeti ñaar ñi seq problème bi Ousmane Sonko moo jëkk réagir et nous l'en remercions mu recevoir ñu samedi le 27 sur une longue période ndax wax dëgg yàlla fekk nañ fa ay kilifa nga xam ne ñun on n'est pas prioritaire par rapport à eux parce que le ministre Mamadou Diop Decroix nga foon le ministre Aziz Habib Sy waaye mu recevoir ñu de 16h à 17h30 ça veut dire que suñu démarche bi itteel na ko waaye nag je ne vous cache pas que il n'y a pas eu de sujet tabou ñun ak Ousmane Sonko on a abordé tous les aspects du dossier moom itam il s'est prêté à un jeu de questions-réponses avec franchise dem nañ sax ba aborder l'éventualité ou non d'aller répondre à la convocation du juge du 8e cabinet yëpp aborder nañ ko alors ba ñu fa jógee nag ñu doon def yi jéego ngir mën a tëddee njaaxanaay pour mën a seq waxtaan ak kii ko porter plainte muy soxna Adji Sarr foofu la obstacle yi tàmbale et je ne vous apprends rien parce que il l'a dit publiquement on dit les avocats c'est pas les avocats c'est un des avocats muy Maître El Hadji Diouf moom moo opposé wu ci médiation bi waaw man nag merewuma ko ci parce que daf may fàttali benn anecdote bu ma suma bàyyi Alaaji Abbas nettali woon jamono bras de fer et Sophio BDS bu Senghor dans les années 50 nga xam ne doo toog ñaari weer te déggoo ñaari partis qui étaient les deux uniques partis d'ailleurs du Sénégal ñu seq ay affrontements parfois même sanglants alors Maître Lamine Gueye qui était également un chef de parti Saa Touké absenté pour quelques jours du Sénégal buy ñibbisi comme que il était trop relax trop fair play trop plaisantin bu ko partisan am yi daan gàttandu aéroport pour accueillir ko il avait souvent ce mot là daal ne waaw na ngeen def gars yi ne sa waaw mu ne waaw en mon absence dëkk bi mbaa dara xew fi ñu ne dara mu ne dara yënguwul ñu ne dara kenn xeexul amul tojante bopp arrestation yóbbu kaso ñu ne dara xewul mu ne waaw kon ñun avocats yi lu ñuy dundee alors kon c'est El Hadji Diouf il est dans son rôle donc ay avocat merew ma leen ci nag ay la ñuy dundee bu ay amul ils n'ont rien c'est leur gagne-pain kon nag s'il s'oppose à la médiation parce que xam na ne ak ndimbali yàlla médiation yi mën na indi jàmm waaye wax jooju El Hadji Diouf wax nag doontele merewuñu ko ci waaye pour autant il va pas nous arrêter parce que boo gisee bi nga ma woowee démb ma ne la ba moytul 2h du matin la ñuy tëdd alors ci liggéey boobu la ñu ne woon. foo leen toll ci liggéey bi. voilà liggéey bi fi ñu ci toll moo di ñu ngi ci ay tentative pour jokkoo ak ay kilifa defe naa sëñ Cheikh
junj na ko léegi pour mën a wuti renfort dafa mel ni rek bi yàlla dogalee ñuy dox médiation ci 700 liggéeykat yi ñuy dàqoon Senelec bi Jamra ginnaaw bi liggéeykat yi sàkko ci moom médiation ñu dox bu yëf yi dëgër ma daal di wuti renfort soxna Innocence Tab Ndiaye bu Haut Conseil du dialogue social moo ma si jàppale ba Papa Mademba bi tey daal di jëlaat 15 ci ñi dàqoon. voilà bi itam. fan foo wuti renfort. bi waaw pour l'instant je préfère garder ça parce que kilifa yooyu am na ci ñoo xam ne bëgguñoo feeñ waaye ils nous ont prêté une oreille très attentive et c'est pas forcément des khalifes généraux parce que je rappelle que suñu collectif bi 18 ñu yëngatu ci wàllu diine la ñii askatono Touba ni Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Médina Baye Layène et l'église en la personne de Abbé Jacques Seck voilà kon chaque jour fi conflit bi amee ba léegi 2h 3h du matin la ñuy tëdd voilà di ngeen ñu déggaat ci lu dul yàgg waaye nag kii bi am démb loolu on avait averti Ousmane Sonko parce que yàlla dafa dogal ñun ilimaan yi ñu àndaloon am na ci koo xam ne juriste la moo ko ne dëgg la am nga droit contester procédure ba nga xam ne fa la ñu jaaree n'est-ce pas le système de levée de ton immunité parlementaire muy ba procureur jébbale requête bi nu mu tuddati au bureau de l'Assemblée kooku saytu ko war ko jox dégg nga la conférence des présidents ensuite la commission ad hoc ba si cappaandaw la mu di la plénière qui avait le dernier mot am nga droit contester ko waaye nag y a des précédents parce que boo ko contester ça veut dire que doo wuy ji à la réponse du procureur tu as tes raisons le procureur aussi il a ses raisons de te convoquer nañu bàyyi xel di jéem a tirer des leçons de nos erreurs du passé ma ne ko 2001 fàtte xaju fi position bi nga nekk tey rahmatullahi alayhi Serigne Khadim Bousso nekkoon na ci position boobu lànk ne du wuy ji waaye dañu appliquer le code pénal code procédure pénale article 186 187 mu di lan le mandat d'amener mooy neex naqari di nga ñëw noonu la ñu dem fekk Khadim Bousso këram ndeysaan xawi suturaam dajji chambre à coucher jàppante am fa avec des hommes armés et encagoulés soxna si daal da nekk toog ci cour bi rek dégg tël balu fital tàkk ba ñu ñëwee c'était trop tard Khadim Bousso il a été atteint en pleine tête mu ngi doon baigné dans une mare de sang sedd guy ba léegi ni werante baa ngi ne kur ñii naan il s'est suicidé famille bi ne mënul ne kii ku amee iman la taalibe sëñ Touba àqan la lii du ko def alors ñële daal di ne bavure policière donc man ñu ne Ousmane Sonko kon yooyu yëpp na nga ko sóoraale mandat d'amener c'est dangereux parce que xeex la jàppante la alors ñu ne ko kon ñun bu ñu sañoon bi malgré tes réserves sur la légalité de la procédure bi teggi sa immunité bu ñu sañoon nga dem wuy ji et tu prends le peuple à témoin peuple daa ne kii kat wuy ji na donte la si kën a nangam ak nangam ma ne bu boobaa nag dina tax nit ñi gën a sawar pour am un regard vigilant sur le fonctionnement de l'institution judiciaire pour que yëf yi ñu teg ko yoon waaye boo demul da ngay toññar bi mooy dontele amoon nañu njorte ne que tu es présumé innocent waaye am nga une réaction tellement démesurée tooñ bi yëpp nga mujj ko gàddu alors mu nangul ñu loolu dal di dem ba mu demee nag incident am ma bëggoon profiter pour artu ñi nekk ci réseaux sociaux yi di xas le collectif des religieux di xas avocats yi di xas sëriñu Ousmane Sonko parce que ñun ñëpp ñoo bokk benn position dafa war a wuy ji ñu ngi xas naan sànq ngeen ko vous l'avez sacrifié ma di leen leeral ni arrestation Ousmane Sonko ça n'a rien à voir avec son dossier ak Adji Sarr li tax ñu arrêté ko concours de circonstances la ba mu génnee tànnal boppam itinéraire ndax xam nga un juge d'instruction fii pouvoir am yem bu la soxlaa mooy jébbal la convocation wax yaay kan sa tur ak sa sant fan nga ko war a fekk heure waxtu waak bés ba fa la pouvoir am waaye booy dem ban mbaxana ngay sol ak sa couleur dàll ak yëre bi ngay sol ak ndax da ngay jaar Sandaga wala da ngay jaar tàggu sa yaay ak sa maam ak yoonu juge bi new ci kon mu daal di tànn itinéraire boppam waaye ba mu tànnee itinéraire boppam mu am ay conséquences qu'il n'avait pas prévu lui-même Ousmane Sonko mooy il a drainé tellement de foule que bi ñu ñëwee ba tollu Stade Mermoz circulation bi yëpp bloqué te nit ñi dañu war a liggéey ñi war a dem defi commerce ñi war a wéy seen ité loolu moo waral force de sécurité intervenir
proposé ko beneen itinéraire Ousmane Sonko lànk yëf yi envenimé wu ñoom Maître Bamba Cissé ak yeneen i avocat ñëw intervenir daal di ñaan njëkk force sécurité yi nee ñu comme que suñu client la may leen ñu jël ko yóbbu ko ak suñuy pexe bopp muy di convocation juge bi alors commandant bi ne ko non 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 am na infraction bu bees bu gàllu ci loosam alors moo tax foog mu topp ñu à la section de recherche noonu la ñu arrêté Ousmane Sonko. Encore une fois contrairement ak fake news yi daw ci réseaux sociaux yi il n'a pas été menotté kenn menotté wu ko jàpp nañ ko nii rek ci avant-bras bi ne ko topp ñu mu dugg ci oto bi tranquillement section de recherche nag ba mu fa demee la ñu ragaloon moo am ubbi nañu un dossier dans un dossier mooy léegi indépendamment li problème bi moom ak Adji Sarr léegi nouvelle chef d'inculpation yi mooy trouble à l'ordre public ak participation à une marche non autorisée kon nag ma répété ko li tax ñu jàpp ko ça n'a rien à voir li ko sëriñam digal avocat yi digal ko waa Jamra digal ko collectif avocat yi digal ko ne ko na nga wuy ji loolu dossier booba kenn ubbeegu ko lii lañ ko jàppee voilà kon nag loolu laa ne woon naa ko leeral. léegi si bi si réew mi naka la ñu mun a allier justice et paix. waaw loolu nag question boo xamante ni question bu jafe la boo xamante dafa mës a posé wu sax ci wàllu histoire diine ndax boo gisee ku mel ni Ibn Khaldun mi ngi koy wax ci benn di wax ni état moo am wala boog dafa am lu ñuy wax violence légitime mooy bu fekkee dañu nekk ci jafe-jafe yi boo xamante ni état daf ci war a intervenir wala ñu nekk ci ay jihad yooyu li ñuy wax violence légitime la mu wuuteeg nag li nga xamante ni mooy fitna mooy fitna bu ñuy waxee fitna bi gën a am solo ci histoire du diine mooy li xewoon gannaaw génn àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak la xewoon ci njabootam ak saxaaba yi yooyu ay fitna la yoo xamante ni seytaan moo ci dugg bokkul ak fitna bi nga xamante ni mooy violence bi nga xam dafay légitime bu fekkee da nga nekk ci jihad wala bu fekkee da nga nekk ci état bu war a d'établir l'ordre ñu gis ne aussi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala yonent yi sax lay wax li leen mës a indi ci àdduna mooy kitaab mooy indi risaale indi message mais aussi misaan mooy indi exemple justice misaan mooy balance ñu ne kon il faut que ñu xool naka la ñuy def ba toujours day am benn équilibre entre teg justice mais aussi woote jàmm ndax léeg-léeg day am tuuti waroo bu ciy am ba tax na kon ñun en tant que religieux tey en tant que membre de la société civile dañuy wax ni que il faut que situation bu amee ñu d'abord respecter li nga xamante ne mooy wàllu yoon maanaam état de droit nag suñ nga waxee léeg-léeg mu am tuuti jafe-jafe ndax droit dafa sew bu ñu nekkee ci ay procédures ku ci nekk mën nga yaakaar ni sa wala boog mën nga jàpp ni sa droit dañ ko bafoué wala yaa ngi ci sa droit te loolu nag tant que demuñu ba ci njëbbantal tax ba nga xamante taxaw nañ ci kanamu juge bi kenn du xam kenn moo am dëgg te gis nañu nag ay jurisprudence yi fa xamante ni am na ci réew mi gis nañ fi kaaw suma mag Khalifa Sall gis nañ fi kaaw Karim Wade gis nañ fi ba tax na léeg-léeg nit ñi dañuy ñaaw njort ci voilà est-ce que état de droit am na ci réew mi wala état de droit amul ci réew mi mais man du ma dugg ci politique boobu ndax man tey may wax ni tey ñi nga xamante mooy religieux dafa am ñaari voix bu am ci réew mi tey voix bi nga xamante dañ lay woo boo waxee ñii ñu ne opposant nga wala nga wax beneen côté bi ñu ne comploteur nga man damay choisir beneen voix tey mooy voix bi nga xamante ne mooy le partisan de la paix partisan de la paix mais aussi dans la justice ci ban fan lañ ko mën a defee mooy li nga xamante ni mooy wàllu yoon procédure judiciaire nañ ko tëral et respecter aussi toutes les lépp loo xamante ni ay wareef la nga xamante ne wareefu ki nga xamante moom la ñuy jiiñ muy Ousmane Sonko bëgguma sax tudd turam ndax man ba fi ñëw ba léegi sax tudduma turu kenn mais ci principe lay wax ki nga xamante moom la ñu accusé ñu respecter ay droits mais aussi bu ñu fàtte ni dafa am ak accusatrice wala accusateur laa ko mën tuddee kooku tamit dañu war a respecter
ay d'autant war nañu am présomption d'innocence ci kële autant war nañu respecter droit ki nga xamante moom moo accusé bu ñu nee ba ci kanam yoon nag la ci xew ñu xam ni que lii la yoon décidé gannaaw bi nga xamante ne avocat yi ku nekk génn nga sa ay preuve te man gëm am na lu ma gëm sama aqulaay taala am na lu ma gëm ci dossier bi kooku man la concerné personnellement mais yoon principe yi dañ ko war a respecter mooy respecter les droits de la défense respecter les droits aussi ki nga xamante moom mooy accusé ñu dem ba ci yoon ci diggante bi nag am na yeneeni xew-xew yu ci am mooy li nga xam ne moom suñu Mame Makhtar Gueye ma koy nuyu au passage ndax sama xarit la sama mag la di rafetlu aussi sa taxawaay bi nga xamante ni collectif bi am na ko ci li nga xamante ni jafe-jafe la ndax wax naa ko sànq diine moom moo ñu imposé bu mbir amee bu mel nii boo ci mënee dox nga dox ci soo ci mënee boo ko mënul nga wax ci soo ko mënul nga naqarlu ko sa biir xol kon ñoom ñi ci seen rôle en tant que médiateur en tant que religieux ngir mën a indi li nga xamante mooy jàmm donc li nga xamante nag mooy problème bi am dem kooku je pense que foofu la ñuy appeler à la raison ndax bu ñu ci dugalaat pour man loo xam ne day compliquer le dossier ay kii jaar na fii dugg na fii téye nañ ko fii am na ay cas loolu c'est vrai on le déplore dañu koy naqarlu mais dañuy war aussi ñi nga xamante ni ñoo ko seq ñu war a am un peu au dépassement xam ne jafe-jafe la boo xamante ne am na ci benn bés dañuy ñaan mu bañ a amaat mais aussi ñu jéem a jël dossier boobu teg ko de côté loolu bu fekkee dañuy wut jàmm bëgg ne dañoo am loo xam ne dañ ko bokk ci Sénégal bu yàqoo ñun ñëpp la yàqul léeg-léeg dañuy war a def ay concessions même au plan même président wax na ko nee na léeg-léeg ñu war a jàpp nit sax mu am jafe-jafe nga xam ni boo ko jàppee réew mi tàkk mais doo ko jàpp donc am na loo xamante ne léeg-léeg dañ ko war a teg ma ni dañuy war a teggi justice mais bu fekkee ni ñun ñi nga xamante ni ñooy citoyen ñun ñooy appliquer justice su fekkee ni justice boobu daf ñu nar a dugal ci ay jafe-jafe mais am nañu sañ-sañu daan ne kat lii nga xamante ni jafe-jafe bu mën a ñëw ci ñun la nañ ko xool naka lañ koy lijjantee ba du egsi ci ñun donc man tey c'est un appel que je fais ak ki nga xamante ni ñooy yore parce que dossier bi kenn instruire ko demagul fenn tey jii am na loo xamante ne am na peut-être trouble à l'ordre public lañ koy tuddee ñoom foog naa ni wala xawma appel à l'insurrection man du ma juriste mais am na loo xamante ni état war na cee mën a taxaw ba du egg foo xamante ni dañ ci indi ay jafe-jafe ñu bañ a dugg nag ci wàllu politique ndax bu fekkee loolu dañuy dugg ci wàllu politique day indi ay jafe-jafe ci réew mi te ñun vraiment excuse-moi politique boo xamante ne politique bu saine la ñu bëgg ci réew mi politique boo xamante ni bu mucc ayib ba nit ñi nga xamante ni ñoo koy seq dañuy nekk ay gentleman ndax déjà problème bi am dafa xaw a dafa nauséabond dafa xaw a salté ñuy dégg ci ay kilifa ay mbirum ay siif ak yooyu dafa xaw a ñaaw ci suñu réew yi nga xam ne amoon dafa mel ni ay États-Unis gis nañ benn président bu ko fa yàlla bu amoon ñoom seen bopp dañoo dem ba ci biir ñu xam ne lii rafetul ci seen ay dëkk ñu trouver solution ba dindi ko mu dem donc tey homme politique yi problème dina egg foo xamante dañuy xam ne lii du nekk impact seulement ci ki nga xamante moom lañ ko tuumaal day nekk impact ci classe politique sénégalaise man te loolu mooy sama plaidoyer ñu xam ne ay kilifa nit dañ leen dafa war a am bi ñu waree mbalaam sutura dañoo war a suturaalante waxuma ne dafa am de parce que loolu état juge moo koy wax mais même yëkkati ko sax di ci waxtaan di ko mu journaux yi di ko wax mu yóbbu deru Sénégal ci foo xamante ni fu day gàkkal deru Sénégal pour man war nañoo dellu si waat xel yi ba nga xamante ni problème bi ñu mën koo faj ci anam bi mu gën a rafete est-ce que lu xew ni conséquence lu ñuy defee politique Sénégal maanaam personnalisation débat bi xuloo bi diggante maanaam leader yi lay doon ku nekk jël militant ñu topp ko def loo leen nga xamante ne doom ay recul doom ay xalaat et puis ñu fàtte ñu bëri dañuy fàtte Sénégal. waaw moom la foofu la sëñ Cheikh Al Amin daanele am naa yaakaar ne dossier bi qui est une affaire privée bu ci politiciens yi génnee seen loxo defe naa dana gaaw a frenkulaay ndax du yéen taskatu xabaar yi lay jàngal ni pendant les 365 jours de l'année Alassane Samba Diop xam nga ne qu'il ne se passe pas un jour te presse bi traité wul yu mel nii
affaire mœurs waaye léeg-léeg day dem tribunal ba tribunal traité ko ba mu féete boor ba ñu bari sax duñ ko seetlu kon bii ampleur bi mu am waaye nag ça se comprend ndax kii ñi tuumaal il n'est pas n'importe qui dafa am une casquette politique bu fës d'abord njiitu parti la ñaareel ba moo nekkoon ñetteel sur le podium ci présidentielle yi passé avec 15%, ce qui n'est pas rien ñetteel ba acteur la ci pencu ndawu réew mi kon on peut comprendre que avant yoon di ko woo pour am sañ-sañ seq ak moom laaj ak tontu on peut donc comprendre mu am procédure bu mu war a topp ngir yoon mën a am sañ-sañ mën a am droit wax ak moom xam naa nag foofu la coow li jibe parce que ñun ñëpp seetaan nañu di ko déplorer itam à travers les médias étape bu dossier bi jaar rek conférence des présidents commission ad hoc de plénière chaque étape xuloo la assemblée kàddu yu ñagas jib ba ñun sax mu metti ñu ñun la sénégalais lambda classe politique bi justement seen waaw taxawaay ak saagante yi xeex poñante sax waññante si dara loolu mooy impact si population bi mu ngoog ndaw yi waaw ñoom ñi nga xam ne ils sont censés donner le bon exemple parce que ñu ngi leen tuddee les représentants du peuple bu fekkee ñu ngi offrir à l'opinion cette image déplorable là xëy na yow am nga dal sëñ Cheikh am dal ak noonu mais tout tànk yi dañuy réagir à vif donc c'est pas étonnant que chaque fois bu ay joute parlementaire de feu amee assemblée c'est pas étonnant que muy am ay jeexital dans les quartiers populaires parce que ay xeex am na Malika ay xeex am na Tëngéej Kolda Ziguinchor Dakar moom takkar naa parce que taal nañu ay station essence daal di dajji ay magasins jàmbur détruire des biens privés et publics taal ay oto jàmbur ñoo xam ne seen yoon new ci alors par conséquent est-ce que am nañu droit ñun ñi askanoo ci këru diine yi ne yàcc rek toog croiser les bras ba ñu naan bakkan rot na ñuy kërëb bi nag di waane di jouer au rôle hypocrite du médecin après la mort on n'a pas ce droit là. parce que violence bi bu poursuivre nii. lu ne xaj na ci bakkan mën na ci rot lu ne xaj na ci. waaw parce que fi mu nekk nii ñun on a dénombré parce que bi ñu jógee ci Ousmane Sonko dañu dem nemmeeku ji jigéen ñi ñu téye woon police yi jëppal toujours ci cadre seral tension bi. nemmeeku leen ñu ngi remercier au passage le chef de poste parce que may nañu ñu dugg ba ci cellule bi maag Abbé Jacques Seck dalal seen xel dëfal leen ñaanal leen ne leen na ngeen dal ñi ko war a dox ñu ngi koy dox. moom bàyyi na leen. voilà waaw bàyyi nañ leen démb ñu ngi siy gërëm autorités judiciaires yi. alors waaye terewul ba ñu fa jógee on a dénombré ñun waa collectif bi 42 blessés dans les hôpitaux ki ci gën a mettile c'est le jeune Boubacar Ba. bi nga xam ne lors des échauffourées à Bignona gaañ nañ ko gaañ boo xam ne ci loxo bi bañ ko yóbboo hôpital médecins yi dañu ne loxo bi daal c'est irrécupérable foog ñu amputé ko ba ma demee laaj naa Ousmane Sonko mu wan ma confirmation génneel ma photo xale bi il n'a que 16 ans fii la ñu dagg loxo bi xam nga googu alors qu'il avait tout l'avenir devant lui nekk ci buntu àdduna léegi ñàkk nga sa loxo àddunaam lu bari dana ci yàqu waaw kon nag est-ce que ça va se limiter à ça est-ce que duñu xëy bés rek ñaanuñu ko yàlla nag ñu ne bakkan rot na alors loolu la waral mbir mi du affaire ñoom cadre unitaire rek du affaire Jamra rek du affaire collectif des religieux bi Abbé Jacques Seck jiite Sénégal yëpp dañ ko def seen problème ku nekk loo mën moo xam da nga yor potu ndox wala satala wala siwo ndox ku ne loo mën sotti ci ay bi ndax mu teel a fay Sénégal mucc te du tere nag justice di def liggéeyam Sénégal mucc ci fitna ku ko mën ci ruq ba nga ne sa manin muy les journalistes muy les pères de famille les bàjjenu gox ku ci ne la nga mën na nga ko def parce que Alsane n'oublions pas Sénégal sa wërsëg gu rëy bi ñu am mooy sous-région bi fépp a ngi tàkk barke démb bokk aram defaat na ay kidnapping am na benn bombe bu éclaté ci benn marché benn femme kamikaze moo ko soloon daaw booru mois de mai diggante bambara ak pël y a eu des affrontements sanglants 134 morts kon sens bi yàlla may Sénégal mooy dañu nekk benn îlot de paix dans un océan en furie loolu nag devoir la ku nekk ci ñun nga téye ko ak fukki loxo pour bañ mu rëcc ñi parce que jàmm balaa nga xam valeur am mu rëcc la ça n'a rien à voir nag ak liggéey bi justice def justice na continuer liggéeyam waaye ferñeent yi gravité autour du dossier
et qui peuvent à tout moment se solder par mort d'homme lu waay mën sotti sa ndox mu fay moo gën. mais loolu moo tax ñu bari nee nañu dañoo maanaam am nostalgie sëñ Abdoul Aziz Sy Dabakh yi doon am réew mi da koy déglu ñoom ñëpp da koy may xel orphelinat boobu Sénégal am léegi bu dara xewee dootul dëgg di baat bi mel noonu loolu dafa am problème ci réew mi. waaw suñu góor gu baax googu yàlla na yàlla yokk leeram. leeram bi. sëñ Abdoul Aziz Dabakh. sama turando. nekkoon na nit koo xamante ni fu mu àddoo ci jamono yu mel nii. kàddoom ñu dégg ko. te Sénégal dafa yàgg am ressort yu mel noonu. di amortir ay choc yi nga xamante ne day ñëw ci société bi. du ma ne nag ressort yooyu ñàkkatuñ fi ndax am na ay mag ñu baax ñu fi nekk ba tey suñu damay jur Serigne Babacar Sy Mansour Serigne Mountakha Abdoulaye Thiaw Laye Serigne Bekkaay ci Ndiassane suñu Serigne Mahi Niass ay xalif généraux la yoo xamante ni tey am na loo xamante ni ñu ngi koy dox ci réew mi ci wàllu jàmm donte réew mi dafa am loo xamante ni daf ci am lu commencé sooxe. mooy nit ñi seen dégg-dégg discours religieux loolu dafa commencé am. mu wàññeeku dafa am sooxe mag ñi fa ñu nekkoon ña nga fa ba léegi lañ doon wax kilifa yi ñu ngi koy wax ba léegi lañ doon dox ñu ngi koy dox ak ñañ ko war a waxal waaye dafa am ay li mag bu baax Haj Malick Sy radiyallahu taala anhu daan wax naan réew mi diine du fi daan aada mukk dafa am loo xamante ni dafa commencé sax ci aada yi bi ci réew mi mooy li nga xamante ni ay communication bu tar jóg jaare ci réseaux sociaux yi. waaw mooy réseaux sociaux mooy saaga yi. nga xamante ne bu ñu doon wax ci penc. dañ leen doon tëj seen gémmiñ. mangoog ba tey léegi ñu am liberté wax la neex. mangoog ba tey wax ku la neex. ba tey ku fa dénn bi balaa muy àddu sax daf koy xoolaat. ndax aussi parce que dañ koy vilipender. loolu lay wax sax. boo waxee jëmale fii ñu ne opposant la wala nga waxee jëmale fële ñu ne. comploteur nga te ñoom ku leen xam-xam ni Sénégal rek moo leen mës a ñor réew mi moo leen mës a ñor ndax fépp la ñuy am seen ay njaboot donc bu ñuy wax yàlla moo leen di tax a wax léeg-léeg nag mbir dina am bu fekkee ni da nga yaakaar ni ku wax lu safaanook la nga xalaat daf la contre. même bu fekkee ne loolu dafa dëppoo ak li nga xam mooy dëgg boobu day fekk yow yaa nekkul ci dëgg kon kilifa diine yi fa ñu nekkoon ña nga fa ba tey lañ doon wax ña ngi koy wax ba tey waaye dégg-dégg bi moo xaw a am tuuti lu ñu sooxe dégg-dégg bi nag du jëmewul ci askan kese waaye aussi ci nga xamante ni ñu ay way politique. bu njëkk amoon nañu cër boo xamante ni joxoon nañ ko kilifa yi ba buñ leen waxee lu ci bari ñu dégg ko mais tey. nañ ko wax nag am na façon boo xamante ni ñu ngi koy commencé di gis bu la kilifa waxee nga ne ko waaw ba pare boo génne def li la neex loolu tamit day nekk indi ay jafe-jafe ci réew mi. moo tax il faut que ñu delloosiwaat xel yi ressorts yi nga xamante ñoo mës a protéger réew mi ci wàllu woowu ñu xool nag leen mën a préserver restaurer leen ndax suñu kilifa yi rek la ñu am bu leen yàlla leen yàlla may gudd fan yàlla gën a dëgëral seen taxawaay. bu ñu xeebee lii nga xamante ni ñu ngi koy dox ci réew mi ba wuti yeneeni kilifa foog ni mooy defar suñu réew yaakaar naa dinañ am jëm ci beneen yoon boo xamante ni yoon boo xam ne du peut-être du neex suñu ay doom du neex suñu ay sët kon maa ngi ci c'est un appel que je fais à ñëpp ñoo xamante ni ay politique lañu ne réew mi su fekkee ni ki nga xamante ni moo fi nekk ci tey muy le président Macky Sall bu violence amee arrangé wu ko ndax du gouverner ci anam boo xamante ne anam bu dal lay doon ki nga xamante ni mooy opposant yi nga xamante ne dañoo bëgg jël réew mi muy Ousmane Sonko muy keneen bu réew mi daanoon ci violence du leen arrangé ndax un pays en ruine lañ fi fekk kon lañu taxawaay ba ñu waroon a am duñ ko am kon li leen war ñoom ñëpp mooy bu jafe-jafe amee la nga xamante ni moo ci wàllu yoon wax na ko Imam Makhtar wax na ko léegi ñu bàyyi yoon mu doxal ko la nga xamante nag mooy waaye politique lañ ci mën a rafetal ñu rafetal ko ñun loolu mooy sama appel di ñaan yàlla wàcce jàmm ci réew mi li nga xamante ne mooy mbas mi yàlla na ko yàlla. yéen cadre bi ma commencé woon ngeen def médiation tuuti.
waaw am na ci commencé mais bi ñu gisee ni que am na suñu ay mbokk yoo xamante ni ñu ngi ko ci commencé nañ ko dox ñu ne dañ leen bàyyi ñu doxal ndax aussi médiation yu bari sax finalement day indi ay. est-ce que doom jonction médiation yi ngeen. waaw bu fekkee ñun en tout cas ñu ngi leen jox suñu. mais sëñ Cheikh doguma la. am na benn membre AIS. bu bokk ci ñun. parce que gis nga Cheikh Ahmed Tidiane Diop. moom mooy adjoint Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba. qui est membre du cadre unitaire. kon est-ce que mu ngeen a joindre yéen seen force yéen ñëpp ngeen continuer seen médiation pour jàmm ci réew mi. waaw mais xam nga médiation yi ñi koy dox dafa war a ne une structure légère. parce que bu ñu toppoon système boobu mën nañu nekk 45 mbaa 50. alors kon d'ailleurs sax ba ñu dem ci Ousmane Sonko dañ ko ne comme que dañu bari rawatina ñu ne ci restriction sanitaire. dañ ko bëgg réduire au strict minimum mu daal di ñu nangul loolu dafa am lu am solo nag fu suma kilifa daanele nañu bàyyi di jéem a dicter aux autorités religieuses ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire ce qu'ils doivent dire et ce qu'ils ne doivent pas dire gis nañ ko fii ay yoon saa bu autorité religieuse jibe jóge am lu mu yëkkati kàddu jébbal ko ci langue politique bi ñu naan non nañu toog seen jàkk yi ak seen jumaa yi politique seen yoon new ci waaw te ñoom bu ñu demee toog seen jàkk yi seen jumaa yi banque seen loxo ñu naan waaw ana kilifa diine yi dëkk baa ngi tàkk xanaa yëguñu ko kooku affaire naafeq la kilifa bàyyi ko ak cëram yow am nga ay benn nu mu tuddati benn prisme d'analyse boo xam ne ci sa yëngatu en tant que spécialiste de la communication ci ngay sukkandiku pour di analyser le phénomène de société ñun itam noonu waaye kilifa diine itam am na lu leen yàlla jagleel léeg-léeg ñu yëg dara fekk ñun xamuñu ci dara ce n'est pas un hasard boo jékki-jékki rek dégg sëñ Babacar Sy Mansour ne kër gu ne na nga génn sarax nangam ak nangam dégg nga nu mu tudd président fédération yi président daayira yi na ngeen wax taalibe yi ku ci nekk boo julee ba noppi nga def dog sangam ak sangam ak sangam léeg-léeg nga dégg sëñ Muntaxa moom itam def na ko bu yàggul sax yaa 15 jours am na yu ñu xam ñoom te ñun xamuñu ko kon nañu tegginal kàddu yi ak bu ñuy analyser posture kilifa diine yi ku ci nekk na nga ne ca la nga yëngatu boo dee journal yi yemal ca la nga ne homme politique yemal ca la nga ne syndicat yemal ca la nga ne mais on n'a pas le droit de porter des jugements de valeur ci kilifa diine yi. mais moom na léegi ñu bari ci kilifa diine yi boo gisee ñu téye seen wax. waaw ci réseaux sociaux yi. waaw dafa am ay ñàkk teggin ignorant waaw yu laq ci réseaux sociaux. bàyyiwuñu kenn nag saaga rek la ñuy def. dañuy xas sëñ Muntaxa. dañuy xas sëñ Mbaye Sy Mansour façon bu ñàkk teggin. amay faux compte. dafa am bés ci régime bii parce que fa laa bokkoon. j'étais le porte-parole de la mouvance présidentielle position bi Seydou Gueye am tey moom laa amoon waaye ñun suñu benn bokk yaakaar CAP 21 la tuddoon. Iba Der rahmatullahi alayhi nekkoon coordonnateur bi mu am bés. su ma nijaay yi bokk ak suma yaay ndeeg Baye Alaaji Bassirou Diagne comme que kóllëre bu sax la moo ko way juru sëñ Cheikh Tidiane Sy muy sëñ Abdoulaye Sy Al Amin Al Amin woo Alaaji Bassirou Diagne parce que booba ci état bi on s'acheminait vers ce que l'on appelle une dualité au sommet mu naroon fii jur mari day taali les événements de 62 ak li ci rot ci bakken arrestation yi et cetera Bassirou Diagne ne ko waaw yaay suma kilifa de kon bàyyi ma ñëw fekk si la Tiwaawan sëñ Abdou Aziz Al Amin ne ko non parce que li ñuy lijjanti Dakar la kon bàyyil man ma ñëw mu daal di ñëw Bassirou Diagne woo ma nuitamment boobu il devait faire 23 heures ne ma ñëwal ma daal di ñëw xam nga lébu yi dañuy bokk aada ak alpulaar yi ak séeréer yi ci wàllu la filiation matrilinéaire ñoom bu ñu amee seen benn jarbaat di seen doomu sœur léeg-léeg dañ koy jox cër boo xam ne joxuñu ko sax seen taaw bu góor donc yàlla dogal na Alaaji Bassirou maa ko yoraloon tous ses courriers tous ses confidences et tout ba ma ñëwee mu informé ma ne ma Al Amin a ngi ñëw sama gardien dafa amee dëj dama ko may permission ma bëgg nga toog xaar bu ñëwee nga tijjul ko gàttandu te après dafa am lu may dox yi maag moom nga toog xaar ñu sëñ Abdoulaye Sy Al Amin ñëw Alaaji Bassirou génn ñu nuyoonte après mu xamal ko ne kii suma jarbaat la et cetera ñu daal di ànd dugg ci oto bi dem xamuñu fu ñu jëm ma toog di leen xaar fii la ci zone A en face église Sainte-Thérèse fa la bureau ne ba 2h30 du matin sëñ Abdoulaye Sy Al Amin ak Bassirou Diagne doog egsi waaye nag avec un visage radieux ma njorte ne lañ doon doxu doxi antu na si la ma Bassirou Diagne révélé ni dëkk bi naroon naa tàkk on allait vivre pire que 62 dualité au sommet boo xam ne ñaari
kàngam yi ku ci ne am nga loo téye ci pouvoir ku ci ne am nga loo téye ci wàllu takk der xam nga Mamadou Dia à l'époque moom moo yore woon gendarmerie bi Senghor am armée bi mu nekk 2 corps yoo xam ne bu ñu jàppante dëkk bi tàkk mu ne ma lu mel noonu la yàlla suturaal nañu ba on a désamorcé la bombe waaye duggul ci benn détail mais su ma ko révélé woon fii yow doo ko xam est-ce que ba Al Amine amee victoire boobu amook Bassirou Diagne est-ce que dem nañ def communiqué de presse naan way on a réglé ça kon loolu la kilifa diine yi di dëkk dinañu régler ay affaires yu garaaw te yow doo ko yëg man du ma ko yëg kon nañ leen ñaanal yàlla na yàlla saxal leen ci kanamu njaboot gi ba mu yàgg suñu kilifa diine yi yàlla na suñu borom ñoddi seeni fan te mu ànd ak wér yàlla na yàlla dàqal Sénégal seytaane yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi te làqal ñu Sénégal fu yàq yeggul asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw temps bu joxoon dëgg mot na man di gërëm di leen sant di gërëm Cheikh Tidiane Al Amine président cadre unitaire des musulmans du Sénégal di gërëm tamit Mame Matar Gueye mu nekk ci collectif des religieux des musulmans pour la sauvegarde de la paix civile di leen ñaanal jàmm ak salaam di ñaan réew mi jàmm am ci dal am ci ñu batte religieux waaw des religieux waaw des religieux waaw des religieux rek ñu bañ a fàtte nag ñu ngi ci pandémie bi feebar baa ngi fi ba léegi muy law mesure barrière ñu gën ci farlu bañ a fàtte feebar bi parce que lu am solo la ba léegi vaccin bi ñëw na gaa mais puisque eggagul ci ñu bëri nañ ci continuer di muuslu di ñaan yàlla def jàmm ci réew mi yàlla sokki sutura ci réew mi indiwaat xel yi ak dal bi waaye ku nekk xam tamit di la war ci réew mi nga def ko ñun de gërëm di leen sant di leen ñaanal bëccëgu jàmm